salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di am mbégte contentement si ànd bi nga xamante ni yéen a ngi koy ànd ak ñun di leen wax ngeen gën a abonné bu baax te xam ne seen mbégte mooy suñu yitte émission bu mag bi nag commencé na muy seen xalaat mbokk yi ni ñu leen ko waxee woon rek seen xalaat dina wàcc ci mbedd mi waxtaan ak ñëpp rek waaye rawatina ñu dem seeti benn kilifa waxtaan ak moom kilifa gi ñu am tey jiit ni ñu leen ko waxee woon rek ñeen ñëpp xam ngeen ko taxawaay bi nga xamante ni am na ko ci réew mi muy Mame Makhtar Gueye Mame Makhtar Gueye moom la ñu am tey jii fas yéene waxtaan ak moom si lu yaatoo yaatu incha allahu rabbi bu soobee yàlla dinañ waxtaan ak moom si fan yi code de la presse bi nga xamante ni bari na ay coow waaye dinañ waxtaan ak moom si vidéo yi nga xamante ni ñu ngi koy dagg di ko dugal si financement yooyu muy wax ak yu bëree bëri incha allahu rabbi tey jii bëgg nañ see waxtaan ak Mame Makhtar Gueye mais laataa loola nag dañuy ànd ak Baye Cheikh Fall Baye Cheikh Fall it xam ngeen ko wax dëgg yàlla muy nit koo xamante ni macha allah li nga xamante ni moom la taamu di ko def wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ ko si ni farata rek la say def ndax jàmbaar la te it liggéeykat la moomu di Baye Cheikh Fall ni ñu leen ko waxee woon rek jubóo na ak sunu borom te it taxawaay bi nga xamante ni amee na ko si ñi nga xamante dañoo feebar résultat yi macha allah. ni ma ko waxee woon ay kuréel ba tekki ndox yi si teeg ay jàngaray kajoor ak yooyu yëpp jàmbaar la ci lool waaye jinne ak rab ak yàqu-yàqu akub liggéey looloo yàlla may na ko ci lool moom Baye Cheikh Fall ay numéro téléphone am ngi noonu yi nga xamante ni moom ngeen jàkkaar lool kon képp koo xamante ni yaa ngi am ay jafe-jafe boo dégganteeg moom dana la si ñaanal bu baax a baax bu dee lu ñu lay jox dana la si jox te ay sangatam macha allah moo xam bayra la moo xam daal incha allah rabbi yow mi yëngu si oto yow mi yor place lu mu si mën di doon jéem a la jokkoo ak Baye Cheikh Fall nga seeti ko xam naa nag son bu jóg dañuy dem wooyi son bu jóg mu indil ñu Mame Makhtar Gueye bu ko defee ñu seq ak moom waxtaan fas yéene koo dégtal askan wi waxoon nañ leen ko nag ngeen gën a abonné bu baax te xam ne seen mbégte mooy suñu yitte waaw mi ngi noonu seen yëf la dafa mel ne son bu jóg mi ngi ñëw ko defee ñu ànd ak Mame Makhtar Gueye fas yéene waxtaan ak moom kontaan nañ lool nag si taxawaay bi nga xamante ni amee ngeen ko yéen Sénégal yi nga xamante ni yéen a tàmmul seen bopp CCB du lenn kenn lépp ñëpp la lu ne ku ne ngi ci voilà. waaw. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. Mame Makhtar Gueye CCB ñu ngi lay nuyu. ñu ngi fay nuyoo mbokk yi CCB yëpp commencé ko ci kilifa ga ca kaw ba ci ñi ci suuf. di ñaan suñu borom mu dëgëral seen taxawaay barkeel seen liggéey ndax askan wi soxla nañ leen. waaw kay jërëjëf tey jii yow la ñu am si émission bu mag bii di seen xalaat Baye Cheikh Fall di ñu si gunge. ngay seq ak waxtaan Baye Assane Mesere Sohibou Diop si technique bi. ñu bàyyi la nga présenté wu ñu mën a dugg si waxtaan wi. waaw man la seen mbokki taalibe Mame Makhtar Gueye di vice président ONG islamique Jamra. man la ñu toftal ci imam Massamba Diop te ñu féetale ma wàllu jokkoo bi maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp. waaw kay jërëjëf ndax mën nañoo xam lan mooy solo Jamra. waa Jamra day wax dëgg yàlla wootewuñu tarixa wootewuñu daayira kuréel la boo xam ne rek ay mbokki taalibe ñoo fa daje rek. daal di ittewoo ndono lu rafet li fi mag ñu baax ñi bàyyi mag ñu baax ñi tudd Touba ak Tiwaawan ak Njaasaan ak Canaba ak Ñaseen ak Medina Baye Laayeen ak famille omarienne. ñu ittewoo rek joxonte loxo rek ngir sàmm ko aar ko. daal di ci dogu nag du ñu nangu ku ko bëgg a xajamal. mbaa nga bëgg ci xëpp suuf ak koo mën a doon. lobby franc-maçon ki lobby góor jigéen ak lobby financier yi làqatu ci defarkatu série yu bon yi di yàq jikko xale yi ak koo mën a doon ñu jóg jàmmaarloo ak yow mu jaral ñu lu ne loolu rek la. loolu rek la léegi naka ngeen di jàmmaarloo ak ñoom. waaw ni ñuy jàmmaarloo ak ñoom mooy d'abord dañuy jëfee li Kocc Barma di wax ne ku artuwul di nga àtte maanaam kon ñun dañuy jëkk artu te xam nga boo toppee actualité bi feeñ na fan yi passé rek. bi fi kuréelu bànqaasu Nations Unies boobu bootaayu réew yi. te seen bànqaas boobu ñu di wax UNESCO féetewoo mbirum saytu njàng mi ak caada gi. di wax UNESCO ñun coow lii di am nii ñun artu woon nañu depuis le 17 février 2018. waaw ci la ñu faboon tasaare ci presse bi yëpp. te waa presse écrite ñu ngi may dégg amu ci kenn ci ñoom ku mën a wax ne jotuma ko. ñu yónnee woon leen benn bataaxal ne leen attention ndaw suñuy wax Audrey Azoulay di directrice générale bu UNESCO. waaw am na benn xët bu mu jébbal président de la république yëpp yi nga xam ne seen réew membre la ci UNESCO. ñu leen yëgal ne ñu ngi ñëw gane si leen ànd ak ñoom di ngir saytu mbirum njàng mi ak njàng. xam nga loolu boo ko déggee rek doo dee jàngalekat wala chef de famille père de famille wala mère de famille sa xel day dal. da nga ne
dëgg la. ñii day boo demee dañu bëgg a joyanti mathématique bi français bi histoire ak géographie waaye nag wax ji dañ ko woddoon rek ndeke ñoom li leen taxoon a jóg mooy li ñuy wax éducation sexuelle et la santé de la reproduction maanaam di jàngal xale yi li xew ci néegu sëy loolu lu ko xale yi jànge de koo xam ne yaa nga école te boo ne école rek mooy bërëb boo xam ne ñu ngi séntu ngay sol xale bi xam-xam ak jikko yu baax waaye néegu sëy nii lay demee ku góor ki nii la war a def ku jigéen ki nee la war a def boole ci nag dugal ci ay feem yu bees naan dañu war a teel a xamal xale yi comme que maa ngi jégalu imam waaw mais loolu dégg nañu président bi wax na ci de nee na loolu moom waxi kii la rek président bi fi Obama ñëwee waxul woon wax nga dëgg de est-ce que tere na Justin Trudeau ñëw dàbbaliwaat songaat ko moo tax nag waxam yi na doon wax ju dëgër rek boo xam ne day am fin moo tax toujours may joxe exemple naataangoom bi te ku ma naw la muy président Robert Mugabe bu Zimbabwe bi président David Cameron di premier ministre bu Angleterre waxee ko kàddu yu ñàkkee teggi nii ñaareelatul ko de ndax xam nga réew Afrique yi nga xam ne France moo doon seen nijaay ca jamono colonisation bi muy les pays francophones xam nga ñoom dañuy def ñaar wala ñetti at yu ne am na benn lël bu mag a mag bu ñu tuddee le sommet de la francophonie président France jiite ko président réew Afrique yi ñëw fekke ko alors léegi pays anglophone yi nga xam ne Angleterre moo leen colonisé woon ñoom dañu am seen kuréel bu ni mel bu ñu tuddee le sommet des pays du Commonwealth waaw booba nag ba seen lël boobu jotee nag ci la David Cameron président Angleterre premier ministre ba dajale leen mel ni ku yore say ndongol daara rek jàkkaarloog président pays anglophone yi ne leen waaw dëgg la yéen a ngi góorgóorlu ci wàllu démocratie ci wàllu liberté de presse liberté d'expression le pluralisme démocratique le multipartisme alors moom nga l'aide au développement maanaam dimbal bi nga xam ne ñun ñi leen yilifoon démb ca jamono nooteel ga alors ndimbal loolu dina wëy ci wàllu njàng mi wàllu mbay mi et cetera waaye nag jégal ne dañu fas yéene beral loxo réewu Afrique ya nga xam ne dinañ jox àq ak yelleef borom ñaari tur ba mu ko waxee rek ci la Mugabe ne bëri jot ne day ñaan parole service protocole bu premier ministre bu Angleterre nekk waate tey loolu rek après bu defee conférence am ba noppi dinañ jox ku bëgg a jël kaddu mu ne du ma xaar loolu parce que daf ñu saaga coow li bari ñu ne waa jox leen ko micro ñu jox ko micro mu ne ko yow Cameroun président premier ministre bu Angleterre est-ce que àndawoon nga ak sa sago bi ngay yëkkati kaddu yi naka nga mën a seet li gën a yées ci seen i jikko ñu mbirum borom ñaari tur te léegi réewu Afrique anglophone yi ci sàmmontewul ak ak yelleefu borom ñaari tur dimbal la ngeen ñu daan jox di ngeen ko xool xaw ma kan de waaye ñun Zimbabwe ñu ngi leen di wax lu leer téye leen seen dimbal loolu parce que na suñu maam yi doon mëqee cere di mëq cox di yëy mboq ba day nii ba jur ñi ci ñun ñii mën nañu continuer di mëq ci rek yooyu mboq ba wuyu suñu borom keroog la ko ba pare nag daal di tëj waxam xaw ko ñàkkee teggin ne ko ci anglais mu ne ko go to hell va au diable va en enfer Cameroun gëj a wax yi caaxaan waaye président Macky Sall la nag bu ko Obama waxee mu naan encore prêt mooy indi bu keneen jógee essayé waat nga dëgg président Macky Sall bi ñu ko waxee lu mu wax moom. waaw moom on n'est pas encore prêt la wax te xam nga on n'est pas encore prêt ba mu ko waxee Obama. loolu mooy pareeguñu boo nee pareeguñu mais loolu la muy tekki mooy. amaana bés dana ñëw ñu bare. moo tax ñun ñu daal di fippu dem hôtel Café de Rome def conférence de presse. jox imam Massamba mu yore suñu kàddu mu tontu ko. monsieur le président day ak respect bi ñu la amee lépp. tant que Bamba Maodo Baye Laay ñoom imam dafa mel ne réseau bi mi ngi kii ndànk mi kii waaw xaaral ma bouger bopp waaw alors imam léegi leer na waaw leer na waaw imam Massamba ne ko monsieur le président ak cër bi ñu la jox yëpp foog ñu tontu la ndax sa tontu ba nga tontu Obama doyuñu li wóor ba wér mooy suuf su tedd sii tant que Bamba Maodo Baye Niass Baye Laye fi tëdd on ne sera jamais prêt incha allah. dëgg la. alors depuis lors nag
gis nañ ne président ngi commencé di jubbanti ay tontom parce que at ba ca topp di sommet de la francophonie ba ñu amaloon Antananarivo di capitalu Madagascar bi ko sa naataangoo Franck Simonet bu TV5 laaj bu ñàkk teggin bi te xam nga sax lii yabaate mënul weesu loolu un chef d'état jeune bu mel ni Macky Sall jël nguur gi nekk koo xam ne après indépendance lu juddu mais boo koy laaj yow en tant que kilifa gu bokk ci réew yu développé yi xanaa ne ko lan nga nar ci mbay mi njàngale mi lan moo ci sa xalaat ak yeneen waaye kañ ngay daganal nguur jigéen loolu rek déjà yabaate la. am na solo waaye donc ba ko Franck Simonet laajee. bi yoon nag wuute na ak tontu Obama bi. dëgg la ndax fas na fi tam ne ko. pourquoi voulez-vous? Parce que l'homosexualité a été légalisée chez vous. Pourquoi pensez-vous qu'il faille faire une loi universelle? lu tax ngeen jàpp ne comme que yéen daganal ngeen góor jigéen rek dafa war a nekk loi bu ŋànk àdduna bi yëpp war ngeen këpp foo leen ko teg. ba pare daal di ci dolli nag waxi fayda. mais ko de grâce ayez la modestie de reconnaître aux autres États souverains comme vous le droit de définir leur propre législation. mais ko ngallaawaay na ngeen ñu nangul ñun nga xam ne moom nañu suñu bopp am nañu indépendance. sañ-sañ bi ngeen am yéen di nas ak di nocc seeni loi. na ngeen ñu nangul itam ñun ñu am sañ-sañ di nocc ak di nocc suñu loi. dëgg la comme article 319 bu code pénal bu Sénégal bi xaraamal ngóor jigéen. dëgg la alors léegi nag. gën na dëgëraatal kàddoom. mu di bi UNESCO ñëwee. sa gannaaw ëllëg sa mu doon dalal sa naataango presse bi. ginnaaw bi mu defee message à la nation. foofu tamit dëgëratal na kàddoom. macha allah nee na xaw ma daal. waaye lii may dégg. bu fekkee dañu bëgg a dugal ci suñu njàng ak suñu njàngale. loo xam ne ngor bugg ko diine bugg. bu dee ay financement moo tax ak lu mu mën a doon. na UNESCO jëlay këyitam ak kii dëbësam fu mu xam na fa jëm waaye fii du fi am dàkkama. fii du fi am baat fayda. ñu ngi profité nag ci antenne GCB ñaan président Macky Sall na ngoy ci loolu. te xam ne UNESCO banque mondiale ak fonds monétaire yorul añ yorul ndékki Sénégal. wallaay dëgg la. suñu borom subhaanahu wa taala moo yore suñu añ yore suñu reer ak suñu ndékki ndax suñu borom du def waxeet lu mu wax rek def ko. moo ko wax ci téere alxuraanam bu tedd bi nee na. walillahi xazaa'inu samaawaati wal ard. nee na les trésors des cieux et de la terre ci sama loxo la nekk man subhaanahu wa taala waaye dafa am lu mu ci toftal de. nee na walaakinna al munaafiqiina laa yafqahuun. nee na malheureusement loolu naafeq yi mënuñu koo xam. dëgg la. kon na président Macky Sall bàyyi naafeq yi fële. ñuy jëflanteeg lobby yi ñu di leen jox yi milliards ñuy daganal góor jigéen comme Gabon. Gabon assemblée nationale. République centrafricaine. waaw imaam kii yaatal tuuti rek waaw. voilà waaw baax na waaw. alors République centrafricaine ngóor jigéen dagan na fa. Île Maurice ngóor jigéen dagan na fa. République du Cap-Vert bi sës rek ci Sénégal ñoom it góor jigéen dagan na. parce que lobby yi bu ñuy seeti réew yooyu. dañuy yore ay mallette def ci seeni euro ki dollar. di corrompre ay député di ger ay ministre di ger ay syndicat ba am li ko bëgg. alors am naa yaakaar ne nag lii Macky Sall wax waruñu ko ci bàyyi wéet ci. dëgg la imaam. waaw léegi macha allah li nga leeral am na solo te xam naa président dana ko dégg. te dana si bàyyi xel askan wi dégg nañ ko te dinañ si bàyyi xel léegi ñaari point yi nga xamante ni moom la ñu war a mujjee. waaw muy bi nga xamante ni benn vidéo ba ñu gis muy circulé. boo xamante ni yow yaa ko def si groupe WhatsApp yi fépp xam naa da nga si indi ay leeral waaye moom ngay mujjee mooy ñi nga xamante ni dañ leen a financé si élection yi. mais bi nga xamante ni moom lañu war a ñëw mooy code de la presse bi. dégg nañ si coow lu bëree bëri lan nga ñu si mën a leeralal fii si CCB. waaw xam nga code de la presse bi léegi lañ koy coow rek. waaye ba ko assemblée nationale voté ñetti at la ci ginnaaw. mooy la loi 2007 du 13 juillet 2007. di desoon rek mooy le décret d'application. ndax xam nga assemblée nationale bu xasee ba woote. baax na waaye taxul mu sotti. ndax jiitu réew mi naka jekk noonu la charte yi tëddee. war na ko xaatim bu mujj. ñu doog ko mën a jëfe loolu moo desoon. léegi président Macky Sall nag
bi muy wax message à la nation bu 31 décembre bii passé wax na ci làmmiñu boppam nee na premier conseil des ministres bu jiitu ci atum 2021 joxe na ndigal pour ñu indil ko la loi du 13 juillet 2007 muy le nouveau code de la presse pour que mu xaatim ko ñu tàmbale ko jëfe kon nag conseil des ministres démb la woon kon mën ni jàpp ne xaatim na ko ba code de la presse léegi jëfu na waaye nag bu ñu fàtte ne li ci ñëpp a gënoon séntu moo doon mu def désordre ba am ci wàllu média yi ñu organiser ko réglementé ko ndax léegi da ngay gis ku jóg rek am sa micro am sa magnétophone dem woo ku mel ni Lirou Diane di def yoo xam ne moom maari day taali ku nekk seetaan nañ ko alors teggin mayul ma di ko répété fii ci sa antenne ndax si GCB ñu yiw lañu dëgg la ndeysaan maanaam daal di jëfee loo xam ne daal dafa safaanoo ak li askan wi soxla parce que bu ñu fàtte ne journaliste professionnel bii bind wala technicien des médias bi jottali xabaar comme waa GCB ñetti wareef moo gàllu ci seen loos mu di informer nu mu tuddati divertir ak éduquer maanaam ngay yar ngay xamle ak tamit di dëggal loolu mooy la nga xam ne mooy ñetti tànk yi média boobu ci doxe waaye waxuñu nag day pervertir suñuy valeur waxuñu day soppi alors ci gàttal code de la presse bu bees bi organiser nañ ko ba xam ne dootuñu may n'importe qui muy def n'importe quoi. mais tuuma yi ñuy dugal ci biir am na ci am déet. tuuma yi may dégg si biir code bi am na ci wala amu ci. ci loolu laay jëm nii. alors léegi nag. li nga xam ne mooy ñuul ci soow mi. article 18 la. ndax article 18 bi dañuy wax ni. code de la presse bi aaye nañu léegi bépp xeetu taskati xibaar. moo xam journaliste bi yore xalimaam di bind. moo xam ci yore caméra moom di wax ak rajo aaye nañu ko muy joxe ay xabaar wala joxe xeetu information bu mën a doon di wax ci nit di wékk waxam ci waasoo di nit kooku bokk masalan bu ma ne waaw yéen ngeen ne course fasu démb bi soay bu di gën a njaago bu bari histoire moo ko arbitré. alors xeetu wax yooyu. aaye nañ ko. wala yow sooy bu nga yab lébu yi rek. nga ne waaw Makhtar Gueye day benn lébu bu dëgër bopp. moo jiite grève ba woon place sàngam. voilà neel Makhtar moo ko jiite rek waaye bul nay lébu bu nangam. voilà kon nag aaye nañu ku yëkkati kàddu. di wax ci nit di joxe information ci nit. di jënd waasoo ba mu bokk. loolu de am na solo xam wala waaw xam nga foofu baax na. alors ñu toftal ci nag wala ngay junj diine ba mu bokk. ba tey baax na. wala ngay junj naan góor la moo def lii wala waaw xoolal rek jigéen ñi vraiment ñii duñu dara gis nga jigéen la def moo tax mu def lii bett ñu ci ñoom. loolu tam nee nañ loolu tam baax na. waaye la tey xel nag nee nañu ngay junj orientation sexuelle. orientation sexuelle moom ci kàllaama gu leer mooy borom ñaari dañ koy tere. kon nag voilà léegi article 18. journaliste bu taxawati. ci rajo télé baa ngi bind. mais diw borom ñaari tur la rek. bu demee tribunal rek jël article 18 jox ko avocat am rek di nga am problème. kon nag ñun loolu moo tey suñu xel ci code de la presse. lu koy tey na xelu ñëpp. parce que loolu dafa safaanoo. ak li nekk suñu code pénal. parce que yow état du Sénégal. mënoo jiite réew boo xam ne suñu borom dogal na téeméer boo jël juróom-ñeent fukki ak juróom-ñett yoo xam ne bii ñu ngi askanoo moo xam ci injiil yonent Yàlla Iisaa wala ci alxuraanul karim musulman et catholique confondu dàq nañu mbirum borom ñaari tur. dëgg la ndax boo demee ci alxuraan suratul ankabut suratul uhud suratul tawba suratul anbiya yi fukk ak juróom benni fatwa masha Allah suñu beroom yëkkati ay tëkku yu tar
gàll ko ci loosu borom ñaari tur ndeysaan. nga dem ca suñu mbokk catholique yi seen téere bi ñuy wax Lévitique nga dem ci saar fukk ak juróom-ñett aaya ñaar fukk ak ñaar chapitre 18 verset 22 suñu borom ne coucher avec un homme comme on couche avec une femme est une abomination. kon nag ñaari diine yi fi nekk yëpp téere yi wéeru te suñu borom wàcce ko lu leer la ñuy wax lu amul dëgg la. alors législateur bi nag daal di def ni législateur yu réew yëpp di def masalan boo demee France seen législateur bi dafa sukkandiku ci xeetu gëm-gëm yi ma la wax ni daa di xaraamal takka lu ëpp benn jabar. dëgg la. loo ñooñu lu leen waay wax tooñ leen. lu leen waay wax tooñ leen seen gëm-gëm. mais imam waaw waaw sama technicien mi ngi may signaler mu ne ma daanaka fi ne 3 minutes wala 2 minutes moo ñu desee. waaw d'accord. te bëgg nañ nga leeralal ñu vidéo boobu ngay wax ne si mbirum financement bi. waaw ndax waxtaane dañoo jàpp ne dañ koo dagg mais am na lu jiitu am na lu mujj ak yooyu lan mu doonoon sabab bi leeral bi noonu li nga si bëggoon a leeral. waaw xëy na boo ma ciy junjee ma xam ban vidéo la ndax xam nga man li ma génn ci ay vidéo dafa bari. mooy bi nga wax naan am na parti politique yoo xamante ni ñi leen financé. waaw émission bu ma defoon la ak sa naataango kii Mouhamed Biteye. bu Walf. waaw léegi lu doonoon loolu waraloon. dama leen ne. yéen ñi bëgg a jiite réew mi. xel mënu nangu. problème bu dangereux bu mel ni mbirum borom ñaari tur est-ce que dinañ ko fi daganal wala déet. te am nañu droit samp laaj boobu ndax réew yi ma la limal sànq Gabon Centrafrique Île Maurice xam nga daganal nañ ko fa te dañu ne woon du am. surtout Gabon ñoom dañ ko criminaliser woon. waaye gis nga dañu ne wëlbët mel ni du woon ñoom. alors ma ne nag mënu leen bëgg ne da ngeen jiite réew mu mel ni Sénégal. te lii yot Sénégal wet gu ne ñu lobby yaa ngi jafal allumette pour fexe wet gu ne buñ ko jafale pour mu tàkk. mu tee tàkk ci ndimbalu mag ñi. alors yéen ba léegi kenn déggu leen ngeen wax ci. ma ne Macky Sall lu muy bon. Obama ñëw na gàntal na ko même bu fekkee gàntal bi daf ci boole ay riite que di ko diw confiture waaye gàntal na ko. ba fa Justin Trudeau le premier ministre kii nu mu tuddati ñëw na. bu Canada gàntal na ko. 31 décembre bii passé tamit waxaat na ne UNESCO lii mu bëgg mënu feeñe. dañu fab seen këyit ak seen bagage seen financement dem man loolu leer na. waaye nag bëgg nañu tam dégg ñeneen ñi nga xam ne ñu ku dégg te am ambition pour jiite réew mi ëllëg. dëgg la. ndax xelu nit ñi dal. dëgg la. alors bi tey ne ma bon. kon ñoom waxaguñ ci ma ne à part parce que nit ki da nga koy seede te yàlla tax. à part Mamadou Diop Decroix. à part Malick Gakou. yi nga xam ne bu dul benn yoon du ñaari yoon génn naa ay émission yoo xam ne mbirum borom ñaari tur yi moo doon solo si. ma génn ñu wooma wax ma seen détermination ànd ak Jamra ci combat bi. te li fi leader politique bari na. ma ne ko kon nag yeneen leaders yi ñu ngi leen di déglu. ma daal di ne bi tey nag li tax ma gën a sawar pour ñu yëkk ci kaddu. dañu am ay firnde yu wér que élection 2012 yi passé. am na ci ñaari candidat yoo xam ne jot nañu alal bu takku ci ay lobby homosexuel. mais ñaari candidat yooyu nag yàlla nag. yàlla dogal ñu galgal leen yàlla dogal ñu galgal leen ca parrainage ba. kon ñaari candidat yooyu demuñu. ñaari candidat yooyu demuñu. ñaari candidat yooyu ma ne fi ñu yàlla dimbali. dañ doon yootu réew mi. te dañuy chartante ak lobby homosexuel yi ne bu ñu faloo dana am lu ñu def. yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem ak barke mag ñu baax ñi tëdd Touba ak Tivaouane ak Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Layène famille omarienne ci mbaaxu ñooñu yàlla rus Sénégal ba nasaxal seen pexe ba parrainage ba sax jàlluñu ko dontale ay milliards lañ yor waaye parrainage ba sax jàlluñu ko. mën nga ñëw junj ñooñu wala. waa xam nga ñooñu lu ñu jubadi dañuy ami doom ami jarbaat ami xarit ami mbokk ñoo xam ne seen yoon newu ci kon nag booy ngañ nit xoolal ña nga xam ne loolu tubaab di wax ferñeente yi mën na leen dal nga daal di leen ameel àq. dëgg la li ci am solo mooy ñun suñu combat ñu ngi leen di may bët ñu ngi leen di sóoraale bu baax a baax te am na circonstance yoo xam ne bu fekkee gis nañu xeetu maa tey wala xeetu xataraayu pour bëgg a jàllale loo xam ne ngor bu ko dina boo ko su boobaa foog nga tudd leen. waaw kay imam parce que loolu moo amoon sama digg ak Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur
ba ma waxee ne état bi na bàyyi lijaasa yi muy jox kuréelu góor jigéen yi. maanaam récépissé yi xam nga dafa demoon ci rajo ñu weddi ko. waaw ba ma waaxoo ba bureau le 13 novembre 2019. ci kanamu ay seede. mu di son conseil en communication ngi toog. le secrétaire général du ministère de l'intérieur ñu di ko wax Ibrahima Sakho ngi toog. ma ne ko bindal. ma ne ko AIDS. mooy kuréel ba ëppi taalibe. ci association góor jigéen yi Jaaji Diouf moo ko jiite. récépissé bi ngeen ko jox. numéro 15 444 la. moom am na 650 membres. ñu bokk ci kuréelam. dëgg na kan moo signé récépissé bi. le directeur général de l'administration du territoire du ministère de l'intérieur. leer na. ma di ko liimal ba ci góor jigéen ñi. mu di le sourire de femme. dëgg la yëpp. alors li ci mujj nag mooy fekk si ne ñu. ci suñu ñaxtu. dëgg la parce que am na kilifa gu mag gu bokk ministre de l'intérieur. ñu di ko wax Ahmed Fadel Kane. wax na ci rajo yi ak ci journaux yi ñëpp a dégg ko. nee na ginnaaw bi ministre de l'intérieur recevoir Jamra. ñoom jot nañ ndigal bu jóge ca kaw. sas leen pour ñu ubbi ab l'enquête. ba xam ku joxe récépissé li tax ñu joxe. alors kon nag ñun noonu la ñuy liggéey. parce que jamono booba ñu bare ngi doon wax naan Jamra day coow rek yoruñu ay liste. waaye xaw ma ku koy wax de waaye du Aly Ngouille Ndiaye. ndax la ma ko jox. c'est du béton. kon nag ñaari candidat yi bëggoon jaay réew mi. jaay ko ay lobby homosexuel pour ñu daganal ngóor jigéen. jaay réew mi ndax ay milliards. maa ngi leen di yëgal ne ñu ngi leen di topp di leen surveiller comme du lait sur le feu. baax na imam. bu ñu yëgatee lu day ni tarfatal ay ni lu niru jokkoo ak lobby homosexuel yi dinañ taxaw fii diggu Ndakaaru. comme na ma defoon ca Aly Ngouille Ndiaye bi góor jigéen ñi di wax naan Makhtar yorul liste. ba ma jox ko. dinañ def lu mel noonu taxaw fii tudd leen ñëpp a xam leen. jërëjëf imam. ok jërëjëf kontaan nañ kon ñi nga xamante ni ay politiciens lañ ñi nga xamante ni ay politiciens lañ jàpp ni daal kii nga xamante ni mooy ñi demoon ñi jàll bokkuñu si mais ñaar ñi ñuy wax demuñu jotuñoo jàll. waaye nag ma ne kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. Souaïbou waaw. ma ne loolu génnu leen ci de nañu wax. nañu wax ni Macky Sall waxee. nañu wax ni Decroix waxee. nañu wax ni Malick Gakou waxee mais bu ñu faloo du ñu daganal ngóor jigéen. dama bëgg à partir de GCB. ñoom ñu jël engagement ne. dinañu yëkkati seen kàddu adduna bi ak bailleur de fonds ya nekk bitim réew di leen dégg. mais bu ñu faloo du ñu daganal ngóor jigéen ñun loolu lañ soxla. jeex na kon dégg nañ ko te dinañ leen ko fàttaliwaat bu baax a baax. xam naa ni deuxième numéro bi ak Souaïbou Diop da ngeen ko seq incha allah gën a leeral lu bëree bëri ndax suñu heure moo jeex tàkk-tàkk incha allah. jërëjëf imam kon jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi jégglu xaabaabal nañ lool waaye nag fi waxtaan wi tolloon la incha allahu rabbi noonu la ñuy def rek daaw tàggu leen gërëm ñi nga xamante ñooy kilifay diine yi ak kilifay aada yi ak waa aar daara waaye gërëm bu baax a baax Baye Cheikh Fall mi nga xamante ni moo jàppandal liggéey bi ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax di wax ni bépp jafe-jafe boo xamante ni am nga ko soo sababloo ba àgg ci moom da nga xam ne kenn du moom Baye Cheikh Fall jërë ngeen jëf mbokk yi ba suba incha allah ci beneen numéro seen xalaat